fa aada yi ku ci nekk nee na jàpp suñu loxo di la nuyu di sàkku ci yow ñaanti di la ñaanal ñu ngi ñaanal way daadu yi ñi nga xam ne ñoo fi jógee yàlla na suuf woyof seen kaw seen sarax yàgg suñuy loxo ci barki Mouhamed ñooy nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci lalu l'hôpital yi mooy ki nga xamante ni corona bee ko tëddal mbaa leneen ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla fëgg sa bopp nga jóg ak jàmm ak salaam ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw ñi nga xamante ni soit ñoom ñoo ko def soit dañ leen a accusé dugal leen foofu lu ci nekk rek ak ku mënti doon ñu ngi lay ñaanal yàlla génnee la fan surtout waa camp pénal suñu mbokk jigéen ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax comme ni ñu koy defee saay su ne ci situation Covid 19 ñu teewatu fi dañ koy defee du lundi au samedi tey la lundi nag ñu xëyee bonne humeur ma ànd ceeg sama caaminu xol bi xës nuyu naa la. fay naa la Lodia. ci loo nekk. ça va cool alhamdulilah début de semaine bi. bon ça s'annonce bien. ah alhamdulilah alors nga nuyu téléspectateurs yi tey moom je me suis très bien réveillé quoi. ah alhamdulilah. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp fii sur la Proxi TV télé bi la jege di la wan sa bopp yéen a ngi seen émission situation Covid 19 ni ñu leen koy defalee chaque jour de 11h jusqu'à midi indi leen li nga xam ne mooy xibaar yi tourné autour de l'international concernant corona bii di virus. wala Covid 19. xibaar yi nga xam ni moo am au niveau international au niveau Afrique et au niveau national ba ci communautaire sax bu ko laajee dinañ ko def indi leen ay leeral yu baax indi leen aussi bu fekkee ay jàngatu ñu war a def dinañ ko def defal leen li nga xam ni aussi mooy ay conseils yoo xam dañ leen koy indil pour ngeen xam nan la ñuy utiliser yi nga xam ni matériel de protection yi nan la ñuy moytoo def li nga xam ne juste wala boog surtout mooy sensibilisation yi. sensibilisation ba la ñuy dugg na sensibilisation bëggoon naa xës nga wax ñu. nit ki nan la war a yan kii la war a am pour mën a xam ne kat instant bi mu ngi ci yoonu corona gi wala mu war a mën a dem defi test. wala mu war a mën a dem defi test. xam nga tey dañ ni bu fekkee da ngay sentir sa yaram. li nga xam ni mooy yaram buy tàng. nga sentir ne que sa put gii nii. mu ngi metti wala mu ngi xasam wala mu ngi ruux genre yooyu noonu. nga mel ni ko soj. maanaam dafay xam ay syndrome yoo xam ne syndrome grippal la. fièvre tout maanaam ngay sëqat. ba pare nga am li nga xam ni moom mooy da ngay sëqat mais doo kii doo maanaam. xam nga boo sëqatee en général da nga war a tufli. mais boobu doo tufli. dafay sec. voilà ak loolu lañ tuddee tout sec. léegi nag à part sëqat bi da ngay am li nga xam ni mooy gorge buy metti. da ngay am li nga xam ni moom mooy yaram buy metti. da ngay am li nga xam ni dootoo am maanaam dootoo am appétit quoi. voilà loolu bokk na ci li nga xam ni moom mooy signes yi. en plus fièvre bi ngay am. moo tax bu ñu lay xool li ñu njëkk a def mooy teg la thermoflash bi. xool ba xam sa fièvre ñaata la nekk. après soit loolu mooy nekk diagnostic d'orientation waaw wala déet soit yaa ngi ci yoon bi wala nekkoo ci. voilà comme tu l'as si bien dit loolu yëpp bu la dalee mën nga toog sa biir kër. nga woote ci numéro vert bi muy 800 00. 50 50 wala nga woo numéro vert police muy 800 00 20 20 koo ci woo di nga ko jot ba tey même ci sami bi mën nga woote tamit ci 15 15 ans. da nga leen di jot nga wax leen li nga xam moo leen di métti s'il le faut ñoom dañu def déplacement bi ñëw. xool la xëch dañ ma lay bàyyi nga xuus rek ci biir àddina bi war nga këpp. waaw mu dugg ci fi nga xam ni moom mooy li ñuy wax monde entier. la planète Terre. ci la ñuy commencer ma dem fi nga xam ni mooy au niveau international jox leen valeur bi nga xam ni moom lañu am. ci nombre de cas de coronavirus. au niveau mondial on a des chiffres. de gros chiffres même voilà des chiffres énormes. on a 1 854 464 cas. confirmé. ci monde entier. Nombre de décès, on a 114 331. D'accord, énorme quand même. moom lañ am nombre yi nga xam ne ñoom ñoo ci wér mooy 435 074. 435 074 cas. voilà qui sont guéris. léegi su ma jógee foofu damay dugg ci fi nga xam ni mooy États-Unis ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a sonn ci affaire bi. voilà ñoom aussi tey seen chiffre mu ngi nekk 561 103 cas. 417 à 41 730. ñoo wér. ñoo guéri. 22 106 décédés. nga am fi nga xam ne mooy Espagne. nga am 166 831 cas. nga am 62 391 guéris. nga am 17 209 décédés. nga dem Italie nga am 156 363 cas. nga am 34 211 guéris. nga am 19 899 décédés. nga dem fi nga xam ne mooy Allemagne nga am 127 854 cas. nga dem fi nga xam ni ñoom seen nombre de personnes yu guéries mooy 52 889 guéris. ñu am 3022 yi nga xam ne ñoom ñoo décédé. boo demee fi nga xam ne mooy France nga am 95 403 cas. nga am 27 186 guéris. nga am 14
393 décédés au niveau de la France. mais on dirait que ni Allemagne moo gën a néew les ñi nga xamante ni ñoo génn àddina. waaw parce que ñoom boo dee xool bokk nañ ci ñi nga xam ni ils ont dépassé la barre des 100 000 cas. mais ba léegi ñoom seeni décès. yeggagul 5 000 yeggagul fenn. alhamdulilah yàlla na fi yam. amiin. mel ni seen médecine avancé na bu baax a baax. si avancé na. parce que ñoom aussi bokk nañ ci ñi fi njëkk a wax waxu vaccin. donc dafa mel ni am na lu ñuy làq daal ci suuf mais lépp dina leer. voilà si noonu laay def rek ma dugg wan leen sama premier élément bi nga xam ni. ça concerne les États-Unis ñu dem xool ko parce que ñoom aussi dépassé nañ la barre des 20 000 morts démb ñi ngi woon ci 22 000 morts su baaxee du nga jox ñu premier élément bi au niveau des États-Unis ñu xool ko parce que ñaar lañ ci am. bu njëkk bi. Plus de 22 000 décès dans le pays désormais le plus endeuillé au monde. Aux États-Unis, 1514 malades sont morts en 24 heures, un chiffre en recul depuis 2 jours. Mais l'épicentre new-yorkais continue de payer un lourd tribut avec plus de 9 000 décès. En témoigne cette scène, filmée par un médecin de l'hôpital Mount Sinai Queens. Je vois de jeunes patients, des patients âgés, des gens de tous les âges qui sont terriblement malades, dit-il. Et vous pouvez entendre alors que je marche le long du couloir qui dessert les chambres, le son de l'oxygène qui leur est administré. 555 000 cas de coronavirus ont été diagnostiqués à travers les États-Unis, mais comme ailleurs, ce nombre est très en deçà de la réalité car les tests ne sont pas systématiques. Comme en Europe, la communauté chrétienne a dû trouver des alternatives pour célébrer Pâques et les églises sont restées désertes, y compris la cathédrale Saint-Patrick de New York. Le Covid-19 fait aussi de nombreuses victimes économiques, plus de 16 millions d'Américains ont pointé au chômage. Sous la pression de la Maison-Blanche, l'expert en chef du gouvernement n'exclut pas une réouverture graduelle et localisée des activités à partir de mai, mais il y met une condition, qu'il y ait suffisamment de tests pour dépister et isoler les malades. Les gouverneurs auront aussi leur mot à dire et ceux du Maryland et du New Jersey notamment n'entendent pas lever les restrictions de sitôt. Voilà loolu mooy li nga xam ni mooy premier élément bi nga xam day illustrer li nga xam ni moo am ni États-Unis seen situation dëkk fi ñu toll nii. doy na waar. xoolal rek nañu célébrer Pâques. gis nga de. kenn nekkul ci église bi. musul demee noonu. da daan fees bay am ñu nekk ci biti. waaye tey amul sax benn bay fees ba ñeneen di nekk ci biti. dëgg na yàlla situation bi ñu toll mooy ni mel. voilà moom moo waral loolu yëpp mais ñoom xam naa ne bu ñu sañoon dinañ am na nuñ koy féetee. voilà am na aussi beneen élément boo xam ni ça concerne toujours les États-Unis parce que ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a sonn. donc fokk ñuy wax ci ñoom fokk ñu leen indi information parce que am ngeen ay mbokk yu fa nekk am nañ ay xarit yu fa nekk donc fokk ñu leen wax li nga xam ne moom moo am États-Unis bu baax a baax ci noonu laay def rek ma jox leen beneen élément bi nga xam ni moo nekk ci régie bi ñu jox su baaxee nga jox ñu ko. Ce médecin urgentiste présente les 2 tentes installées la semaine dernière à l'extérieur de l'hôpital Mount Sinai. Elles servent d'appoint du service d'urgence et sont déjà saturées comme la plupart des hôpitaux de la ville. Une ville et une région durement touchées par la pandémie. Le gouverneur de l'État de New York multiplie les mesures pour ralentir la propagation du virus. We'll also do an executive order today which directs employers to provide essential workers with a cloth or surgical face mask. By executive order, we're going to expand the number of people who are eligible to do the antibody test. Le maire de New York, lui, a annoncé la fermeture des écoles publiques jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Le nombre de morts dans l'ensemble du pays a doublé en l'espace d'une semaine. Le cap des 20 000 personnes décédées du Covid-19 est aujourd'hui largement dépassé. En Louisiane, autre grand foyer épidémique des États-Unis, tout est à l'arrêt. Là aussi, les habitants sont confinés. Partout dans le pays, l'économie est durement touchée et le chômage explose. Des millions d'Américains dépendent désormais des banques alimentaires, comme ici, à Los Angeles. L'expert santé de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a dit espérer voir des signes positifs d'ici la fin du mois de mai.
D'autres se sont empressés de tempérer cet optimisme. Si le nombre de nouvelles contaminations semble se stabiliser, la maladie fait encore des ravages. Même si les prévisions du nombre de morts aux États-Unis ont été revues à la baisse, elles sont estimées aujourd'hui à 60 000. Voilà ñoom aussi seen nombre bi nga xam ni moom la ñu amoon depuis wàññeeku na voilà wàññeeku na démb parce que ñoom aussi ni ngi doon am en général ay 1900 cas. Voilà mais démb 1900 et quelques keroog demoon nañ presque ba laal 2000 ans su ma juumul. voilà mais tey samedi soir samedi ñi lañ amoon 1902 cas. 1900 décès damaa juum 1902 décès lañ amoon samedi mais dimanche bi affaire yi wàññeeku na. donc ñoom aussi ñu ngi commencé wàññeeku mais comme que affaire yi comme que kenn mënu kaa natt tamit tey mu yokk suba mu wàññeeku noonu la demee ñu continuer am nañ aussi ki nga xam ne mooy premier ministre bu Grande-Bretagne Boris Johnson moom aussi il est sorti de l'hôpital voilà mu dañ ko hospitalisé woon parce que corona moo ko jàppoon Covid-19 bee ko jàppoon moo tax ñu hospitalisé ko moom aussi génn na def na aussi sax ay déclaration voilà bokk na ci ñi wér mu ngi naan na gars yi gën a des seen kër na gars yi gën a protégé wu def na li nga xam ne mooy sensibilisation mais ñun dañuy def loolu tamit xoolaat fi nga xam ni mooy Grande-Bretagne parce que ñoom aussi bokk nañ ci ñi nga xam ñoo ci gën a sonn parce que boo dee xool fi nga xam ni mooy Europe ñoom ñoo am li nga xam ne mooy 75 000 personnes yoo xam ni ñoom ñoo décédé ci coronavirus par rapport ak boo xoolee chiffre mondial bi 80% yëpp Europe la mu nekk ñan Italie France Espagne Royaume-Uni ñoom ñoo ci gën a sonn 80% yëpp ñoom la ñu moo tax ñu am ci ñoom 75 000 morts donc l'Europe reste le continent le plus touché donc beneen 20% bi Afrique moo koy séddoo ak Amérique ak Asie ñun ñoo koy séddoo voilà donc dañuy def noonu ñu dem seetaan benn élément boo xam ne ça parle de Grande-Bretagne ñoom aussi def nañ seeni confinement yu demee noonu ñu dem xool loolu noonu mu nekk suñu troisième élément du su baaxee nga jox ñu ko la Grande-Bretagne. Plus de 917 personnes sont mortes du coronavirus en Grande-Bretagne ce samedi, ce qui rapproche le pays de la barre des 10 000 morts. Parmi les nouveaux décès recensés se trouve un enfant de 11 ans. Près de 79 000 personnes ont été testées positives au Royaume-Uni. Ces chiffres bruts mettent en évidence la gravité de cette urgence nationale. L'impact dévastateur de ce virus et les mesures sans précédent mais nécessaires que nous prenons pour y faire face touchent tous les aspects de notre vie quotidienne. L'Allemagne, qui n'applique pas un confinement strict mais privilégie le dépistage, ne déplore pour l'instant que 2544 morts. Le pays semble pour le moment mieux faire face à la pandémie que nombre de ses voisins européens. Non, cette pandémie n'est pas une guerre. Les nations n'affrontent pas d'autres nations. Ce ne sont pas des soldats contre d'autres. C'est un test pour notre humanité. En France, 13 832 personnes sont mortes, avec 635 nouvelles victimes ce samedi. Mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser. L'Italie, avec 19 468 décès, a connu une augmentation des morts ce samedi, 619 au lieu de 570 la veille. L'espoir d'un ralentissement est douché, les restrictions devraient être rallongées. Voilà loolu mooy li nga xam ne moo am Grande-Bretagne voilà wax na aussi ci Allemagne parce que Allemagne comme ni nga ko doon souligner sànq ñoom nekkuñu en confinement strict mais teewul ñoom ñoo gën a néew li nga xam ne mooy ay cas ay décès yooyu noonu voilà donc am na solo ci noonu laay def rek wax fi nga xam ne mooy Espagne avant ma faa génn Espagne ñoom dimanche bi démb def nañ 619 décès ñoom tamit en 24 heures en 24 heures bokk na ci li nga xam ni commencé war na yéegaat moom seen bos nii lay def day yéeg di wàccaat donc loolu laa bëggoon wax au niveau international léegi su ma fa jógee damay dugg ci fi nga xam ne moom mooy Afrique parce que Afrique am nañ ay chiffres aussi yoo xam ne mi ngi commencé di yokk nànk par nànk voilà au niveau Afrique totale pays yi fi am yëpp sur 54 états am nañ ci li nga xam ni mooy 52 yëpp a ko am ñu am maladie bi di Covid-19 mais boo dee xool au total ñu ngi am 12 800 cas ñu am 700 décès léegi nag boo duggee ci 5 pays yi nga xam ne ñoom la affaire bi gën a touché mooy ki nga xam ne mooy Afrique du Sud Égypte Algérie Maroc ak Cameroun ñoom la affaire yi gën a touché léegi ñoom laa leen di jox seeni chiffres nii bu ñu demee Afrique du Sud dañuy am 2173 cas confirmés 410 ñoo ci guérir 25 ñoom ñoo ci décédé bu ñu demee Égypte dañuy am 2065 cas
ñu am 589 yoo xam ne sont guéris. ñu am 129 patients yoo xam ne dañoo décédé. bu ñu demee Algérie. ñu am 1914 cas yoo xam ne sont confirmés. ñu am 591 personnes yoo xam ne sont guéries. am 293 personnes yoo xam ne sont décédées. bu ñu demee fi nga xam ne mooy Maroc. ñu am 1661 cas. ñu am 177 personnes yoo xam ni sont guéries. ñu dem fi nga xam ni moom voilà Maroc ba tey nga am 118 personnes yoo xam ne sont décédées. nga dem fi nga xam ne mooy Cameroun. nga am 820 cas. nga dem fi nga xam ni ba léegi ñoom seen nombre de guéris mooy 98 nombre de décès mooy 12. ñoom ñoo ci gën a néewle par rapport ak 5 pays yooyu noonu nga xam ni lim naa leen. ñoo ci gën a néewle tey gisoon nañ que ni avant-hier. Tunisie moo fi nekkoon ki nga xam moo fi gënoon néewle. waaw. moo fi gënoon néewle mais tey jii Maroc moo baati record bi moom yéegaat na. yéegaat na ba fekk si ko ci kaw. gars yi daal affaire bi mu ngi noonu lay varier daal. doy na waar. yéen a ngi seen émission situation Covid 19 voilà ñu wax ci li nga xam ni moom mooy situation au niveau mondial au niveau Afrique après dugg ci fi nga xam ne mooy Sénégal en même temps di sensibiliser waale. waaw da ciy baax ba tey ci biir africain ñu xam leen ne que ni y a un Malien qui est footballeur. au nom de Seydou Keita. moom jël na lu toll ci 30 millions. may ko 600 ménages. foofu la ca Mali. am na solo lool muy jàppale nit ñi moom it ca nam ko mënee. parce que alal dafa sax ci xol ku nekk na nga ko mënee nga koy joxee. génnee yombul. dëgg la. génne yombul yal nañu yàlla boole ci ñii di joxee. moo tax kenn du ci mere kenn. non kenn du ci mere kenn ku ci nekk la nga am rek ngay joxee parce que am nañu ko am tamit te defuñu ko. parce que moom jëlul xaalis bi. jox ko nguur gi. je tiens à préciser ça. jëlul xaalis bi jox ko nguur gi daf koo jël dem séddaleel ko boppam 600 ménages. alhamdulilah moom mu ngi def dara. Mouhamed Salah moo tax mu neex ma. 700 la génne 700 lu teg. ci ay millions macha allah jox ko nguur gi. xam nga moom égyptien la. xam nga loolu lu baax la. mu def ko. Sadio Mané génne na 30 millions def ko. Diao Baldé génne na 20 millions def ko. mais ñeneen ñu ngi fi. li nga wax sànq rek joxe ci xol la. donc c'est pas forcé. ko mën def nga def ko. te du footballeur yi kese. ñaata nit ñoo fi nekk yor ay milliards banquette ko ci banque bii nii bàyyi ko foofu fàtte ko. génn leen ñu jëriñoo ko c'est le moment bi nga xam ne war ngeen ci war a mën a am ay tuyaaba. sama xalaat bu gàtt. waaw voilà. comme tu l'as si bien dit dañuy dugg biir Sénégal tey jii def nañ 144 tests. dont 11 sont positifs. 10 contacts. ak benn communautaire. ok am na juróom-ñaar ci ay nit yoo xamante ni. ñoom ñoo wér. juróom-ñaar ñoo wér tey. donc tey daal amati nañ ay cas positifs. waaw te tey nag lim bi dafa yokk par rapport ak démb xam nga situation Covid 19 du ñëw dimanche. mais démb n'empêche amoon nañ ñaari cas. waaw amoon nañ démb ñaari cas yoo xamante ni yëpp ay contact la woon. mais tey lim bi dafa gën a takku gën a tiital nit ñi parce que tey benn bi ngay bañ sax da cee mujjee am. li may wax tamit mooy ñëwaat rek. coronavirus moom ci biir dëkk. day mel ni kenn ku nekk saxal sa garabu mango rek. kii day ñoral tey suba kee ñoral. dëgg la doy na waar. léegi nag tey am na li nga xam ne mooy 11 cas. donc xam naa dañuy dem seetaan ki nga xam ne ministre bi de la santé. et de l'action sociale. monsieur Abdoulaye Diouf Sarr bu fekkee élément baax na du nga jox ñu seetaan ko ministère de la santé. waaw loolu yembul dañuy jàll ci li nga xam mooy total confirmé bi tey tey ñu ngi ci 291 cas confirmés. Il y a 110 qui sont sous traitement. 178 sont guéris. districts yi ba tey ak décès évacués ñoom ñoo tolloo y a 24 districts qui sont touchés. Il y a 2 décès benn évacué. bu ñu duggee ci li nga xamante ne nii nag mooy ci détails yi. dañuy ñëw y a Dakar Ouest. mu ngi ci 62. Dakar Sud 50. Touba 27. Dakar Centre 19. Mbour 13. Thiès 10. Vélingara 7. Pikine 11. Rufisque 6. Sangalkam 6. Kër Massar 5. Kër Massar 5. ok. Saint-Louis 4. Popenguine 3. Ziguinchor 2. Diamniadio 2. Mbao 3. Oussouye 1. Goudiri 8. Richard Toll 1. Louga 25. taxawal Louga. Louga yaa 25. Louga dafa yokk de. bu baax. parce que ñun su ma juumul déjà maintenant 4 jours on avait 3 cas. ci intervalle 3 jours yi nii vendredi samedi dimanche. parce que ci samedi bi. moom mu ngi woon ci 7 cas. après mu yokk 13 ci samedi bi mu nekk 18. tey jii ni mu ngi ci 25. oh
Louga doy na waar ah. yéeme na. doy na waar trop. comme ni nga koy gisee nii ci image yi ñooy gis détails yi noonu. waaw continuer nga jox ñu loolu noonu après ñu ñëw ci image bi. waaw Louga ñu ngi ci 25 Fatick mu ngi ci 1 Yeumbeul 7 Bignona 0 Guédiawaye it moom it mu ngi ci 11. Guédiawaye itam dafa yokk. dafa yokkuwaat benn moom tamit parce que samedi mu ngi woon ci 10 tey mu ngi ci 11. mais yooyu noonu ay cas contact yoo xam ne ñu ngi nekkoon au niveau fële quarantaine ah. ah ok comme nekkuñ ci mbedd mi rek baax man daal bu may dégg cas contact ne biir quarantaine. biir quarantaine sa xel di daal. ah mais foofu au moins ñoom génnuñu pour wàll keneen quoi mais bu ñu fekkee dañ leen a soog a jàpp nii ñu jàppee leen fi nga xam ne commencé nañu wane seen i symptômes. li ñuy wax dugg nañ ci ay phase d'invasion. commencé di wane ay symptômes. ah loolu dafa yéeme parce que boobaa commencé nañoo wàlle te. doy na waar musiba naaru laay la. doy na waar. loolu dong la. waaw ba tey ci biir Sénégal ah. y a un Mauritanien du nom de Ould Bouamatou. qui a donné 1 milliard de francs CFA au Sénégal moom daf ñu koo may. am na solo. lool. macha allah. yaa ngi def de. yaa xayti am na solo xayti mu lay na. 1 milliard. 1 milliard c'est pas rien du tout quand même bëri na. man tamit bëgg naa dugg foofu de. ci xaalis boobu noonu. waaw ñëw ci. am na lu yéeme lu may dégg quoi. am na keroog wax ni bu ñu génnee ci maanaam ci feebar bii nii. di nga gis ay milliardaires yu bees tàq. doy na waar. nañ ci bàyyi xel. voilà parce que xaalis bi aussi gars yi ñu ngi def ay téléthon gars yi ñu ngi dugal xaalis bi. xaalis bi mu ngi yegg fi mu war a yegg. mais est-ce que fi mu war a jaaraat ba génn ba population bi nga xam ne ñoom lañ ko may wala ñoom ñooy borom. ñoo ko jëriñoo est-ce que dinañ ci jot. est-ce que dinañ ci jot ba di ko jëriñoo. parce que kenn ku nekk aussi day xool nu mu ciy lekkee. c'est ça. loolooy problème bi ñun ñoom moom xaalis bi ngir yàlla fexe leen ñu jot ci. ngeen bañoon suñu xaalis. mais xëch. waaw dañ ñëwoon frontière dañ ko tëj. waaw loolu lañ waxoon ñu ne kenn mënul dugg kenn mënul génn. bien sûr. Bizarrement une Guinéenne est venue au Sénégal samedi. déedéet dañ kaa tëj frontière daa tëju. xëch. je dis bien. une Guinéenne est venue au Sénégal. te neen dañoo daggee yoon bi. ba agsi. réellement aussi c'est à dire quoi la vérité en est que ni. est-ce que frontière tëj nañ ko à 100%. évidemment man moom maîtriser wu ma loolu. waaw doy na waar mënuñu cee xuus à 100% mais comment elle a fait pour arriver au Sénégal doy na waar. ak moom fa mu jugee na mu sore. waaw Guinée dafa sori. ba Dakar ah. ba Dakar ba biir Kër Massar aussi il faut bien préciser. mbaa yóbbu nañ ko quarantaine. yóbboo buñ ko fenn mu ngi jaay tomate ci digg dëkk bi. jox leen ma adresse am ma woowaa kii nii daa wóor yow non mais yu mel noonu faut les dénoncer ah. y a des gens yoo xam ne dañuy jógee beneen dëkk ñëw fii nii. on sait même pas s'ils sont infectés on sait même pas s'ils sont en quarantaine dañoo rëcc. xamuluñu leen dara mën nañ ñëw indaale feebar su boobaa ñi ñu nekkal yéen ñi leen dalal yéen la ñuy lor en premier. deuxièmement ñi nga xam ni ña nga ca koñ ba ñoom aussi mën nañ leen loraale donc boo leen demee boo yóbbee seen koñ nag ay ñu naan ay 344 cas ak ay 400 cas yoo xam dañ leen yóbbu en quarantaine. je me dis que bon yéen a tooñ seen bopp quoi. doy na waar que chacun prenne ses responsabilités. man je le dis tout le temps nag kenn ku nekk def li nga xam ne moom la waroo ak ñi nga xam ne ñoom la dëkkal parce que ak dëkkandoo aussi dafa am. voilà nit ku ne da nga ko war a aar. aaraale sa bopp. voilà ci noonu laay def rek mu dugg ci li nga xam ne moom mooy statistique yi nga xam moom lañ leen di wan noonu. boo leen xoolee bu baax ñu ngi leen wan ay statistiques comme yu ci mel ni sànq yaa ngi jël ñoom nombre de cas contacts yi nga xam ne depuis le début moom lañ am. depuis le début. ñaata la woon. ba tey jii ñu ngi ci 291 cas confirmés. waaw. y a sous traitement 10 comme ni ñu koy wanee noonu. 110. 110 du moins. total guéri ñu ngi ci 178. loolu mooy point bi ci positif. ci positif. ñi nga xamante ni ñoom macha allah alhamdulilah wér nañ. ba ñeneen ñi rejoindre nañ seen famille ñett ñi nga xam ñoo leen rejoindre tey jii nii ci nombre bi. ñoom tamit dañuy rejoindre seen famille. tout à l'heure incha allah comme ni ko ministre bi waxee. ñi nga xamante ni mooy district touché yi. comme ci esthétiquement. y a que 24. décès yi y a 2 ba tey benn évacué lañ am. ok ñu ngi lay wan aussi ci baar yi nga xam ni moom mooy jug de à côté droite ñu ngi lay wan nombre de jours yi nga xam ni foofu noonu nombre de contacts yi am maanaam pendant des intervalles de 10 jours. dañ lay wan nombre de cas yi ñu am foofu noonu. mooy li statistique bi moo ne ci côté bi. am na bu nekk ci ginnaaw aussi boobu moo lay wax li nga xam ne moom moo am ci nombre de cas contacts yi nii. voilà ñu am nombre de cas contacts depuis le début ñaata la. 146. nombre de cas importés depuis le début. il y a 85. et nombre de cas communautaires depuis le début. communautaire ñu ngi ci ñaar fukk ak benn ci tey. yokku na. ok parce que ba samedi ba y avait que 19.
mais diggante démb ak tey dimanche bi ak lundi bi nga xam ne situation Covid 19 teewal nañ la fi pour jox leen information. yeneen ñaari cas communautaire yokkuwaat na. mu ñaar fukk ak benn c'est-à-dire 21. waaw moo nekk noonu ñu leen wan noonu ci suuf barre bu rouge bi bu jaune bi ak bu verte bi. bu verte mooy représente li nga xam ne moom mooy cas communautaire yi bu jaune bi mooy représente li nga xam ne moom mooy cas contact yi. bu rouge bi moom mooy représente li nga xam ni safula bu rouge bi moom mooy représente li nga xam ne mooy cas contact yi. bu jaune bi mooy représente li nga xam ne moom mooy cas importé yi. voilà point rouge yi nga xam ne moom moo ne ci carte bi noonu moom mooy wane léegi yi nga xam ni ñoom ñoo am li nga xam ne moom mooy feebar bi. voilà ci carte bi noonu boo dee xool. Dakar la ñu gën a ciblé parce que Dakar moo ëpp ay cas boo dee xool. voilà point yi ni mu gën a rouge rek mooy koñ boobu noonu voilà mën nañ leen mettre en quarantaine quoi. koñ bi yëpp koñ bi yëpp. restez chez vous. soxna su ma la waxee loolu au moins su ma la tiitalee ne la par exemple boo demee Kër Massar. comme yow nga dëkk Rufisque quoi man la boo demee Kër Massar ñoo nekk ci jaune rouge. au moins di nga am benn ragal boo xam ne doo génn sa kër di nga toog sa kër. parce que dañuy rester chez vous. donc bu fekkee c'est pas urgent daal restez chez vous pour man parce que loolu mooy li nga xam ne moo la gën a mën a aar. ñu ñëw tuuti ci sensibilisation avant ñu continuer soxna si. waaw. tey sama càmmiñ bi gel de desatu fii chaque jour ñu jox ñu bouteille bu bees ndax moom. déggoo ñu ni maal ëpp fu la. waaw man kay sama yaay sax dama ko nee na may xanaa doo laal ci gel bi wala xës da lay dóor boo ko laalee. mukk ci àdduna mère am wala yaa ngi gis am gelal bu baax. voilà maa ngi gel yaay booy maa ngi gel comme ni nga koy waxee dañuy gel di désinfecté suñuy loxo. comme ni nga xës defee ginnaaw boo defee nii say loxo frotté ci bu baax a baax xaw a buus bag yeeg yooyu noonu. da ciy baax tamit nga laalaat tuuti rek daal di désinfecté tamit li nga xam ne mooy bouteille bi. moo gën a wóor daal. après tamit boo jógee foofu noonu maanaam li ngay war a defaat pour mën a moytu lan la à part rester chez vous lavez-vous les mains démb jàngal naa nu asafula samedi jàngal naa nu ñuy raxasee ay loxo. waaw dinaa ci ñëwaat nag ba gën ko mokkal mais tey dama leen di jàngal leneen. tey beneen conseil laa leen indil mais avant tout ça damay tijji ligne bi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a participer ci numéro bi 88 628 16 00 ngeen woote participer seen émission bi di situation Covid 19 yu indi leen li nga xam ne mooy toutes les informations relatives au chiffre mondial ci li nga xam ne moom mooy. feebar bii di Covid 19 ñu indi leen ay leeral indi leen ay xibaar ay information venant de part et d'autre au niveau mondial au niveau africain au niveau Sénégal. ba ci communautaire sax. voilà daf mel ni am na ko ne ci ligne bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi nuyu nañ la. ay ñu ngi fi rek. ba jàmm ngeen am. yëkkatil ñu baat bi tuuti. sant yàlla rek. tur bi ak fooy wootee. maa ngi wootee Kër Massar Cheikh la. Cheikh. waaw siyaar nañ la. naka yi tey Cheikh. yaa ngi am jàmm. sant rek. naka ci rek meew wi. ci rek meew fan yi gëj naa am. ak kon temps di bi ngay lekk. temps yi moom ngay lekk yàpp di lekk vermicelle. mais mbaa yàpp bi mi ngi ñor. bu baax. nee nañ dañ koy togg ba mu ñor de. ak nen yi. waaw ñu ngi koy togg ba mu ñor de. waaw mais yow dafa mel ni bokk nga ci ñi nga xam ni war ngeen war a mën a jàpp ci li nga xam ni mooy aide bi état bi di joxe fan la toll. waaw ñun dañuy nëgëndik di xaar avance yi ñu war a jox rek. waaw mais ñun ñëpp def nañu rassemblement ba ñu fi ñu doon dajale ñu ngi fa taxaw. di xaar avance bi mën a libéré wu dugg ci région yeeg village yeeg. incha allah donc yéen am ngeen benn rôle bu am solo boo xam ne moom ngeen ci war a jouer mais mbaa di ngeen fagaruwaale rek boo ñu dem ci dëkk yeeg dëkkaan yi. waaw loolu moom dinañ ko def ndax suñ ko deful moom gaa yaa ngi ci yoon bi taxaw. doo ko deful it moom ñu taxaw droite la rek. incha allah doo leen surchargé. non ci charge moom loolu pont bascule yi. tax na loolu lu mënut la am. dëgg la. waaw mais soxna si dégg naa am wax ji am solo ji mu wax ci frontières yi comme pël Fuuta yi fi dugg génn. mais frontières yi xam nga Sénégal moom amuñu comme Europe nga xamante ni seen frontière dañuy ëpp ay barrage nga xamante ni ay kilomètres. nga xamante àll bi doo bëggee dugg doo mën a dugg moyenne boobu xëy na Sénégal àggu fa. léegi nag frontière bi moom dafa yaatu. dëgg la fu oto yi mën a jaar. xëy na def fa nekk mais yoonu suuf moo yaatu gars yi mënuñoo circuler fépp ci nga fat. dëgg la moo tax daal muy métti. yow nga yaakaar lan mooy saafara si kon. saafara si daal mooy daal teg lépp loxo yàlla ba ko yàlla def suñu avancement rek. yàlla baax na. yàlla baax na kon. mais sëñ Cheikh. waaw.
os bi nga xamante ni tey Sénégal am na ko loo ci wax parce que démb ñu ngi woon ci 2 cas mais tey yokku nañ ba 11. fagaru rek. doy na waar. fagaru rek. fagaru rek yàlla daal. di gën a yokk ñaan gi rek. amiin waay tey saraxe rek. ndax musiba ak balaa moom sarax bi du bokk. ban sarax moo gën ci corona bi. corona bi. waa. instant bi daal. borom xaalis yi. laa bëgg ñu génn seen millions ak milliards yi kenn ku ne xam nga kër gi nga war a dem di leen jox ndimbal li ñoom yuy sóob. ñi ngay dégg ñoom ñëpp. xam nañ kër yi ñu war a mën a dem dimbal ji. doomu aadama mais xam nga taxaw télé bi di ko joxe naan jox nañ leen lii te xam kër yi ñu war a dem. duñ ko doon def daal man mu neex ma. incha allah xam naa ndax doyuñ. ñu ngi lay dégg dinañ la bàyyi xel bu baax. ok kon. acca kontaan nañ ci yow jaaraama. merci beaucoup. ah kooku Cheikh Beye lañ koy wax. waaw kii tamit fidèle téléspectateur la parce que moom day woote tout le temps di ñu jox ay leçons en plus day sensibiliser bu baax a baax. mu ngi jàpp ci combat bi daal. voilà li muy tourné yëpp di wër Sénégal gi yëpp teewul bu ñu def émission day taal téléphone am. dugg ci Facebook bi seetaan ko en live. parce que ñun aussi dañuy def en même temps li nga xam ne mooy live Facebook donc mën ngeen di ko seetaanaale comme moom ni mu koy defee. di moytuwaale comme moom ni mu koy defee. mais li mu wax am na solo. torop voilà nee na frontières yi dafa yaatu tellement que gars yi fu leen neex mën nañ fa jaar daal. te Sénégal amul assez de moyens pour tëj frontières yëpp. dëgg la bu doon da ngaa dem ci yenn dëkk yi dañ lay defal ay finifère barbelé tëjal la ko ba mu ni rap balaa ngaa jéggi finifère boobu rek déjà di nga sonn xulaa da nga nekk jigéen. doo fa jàll. voilà donc loolu bu ñu ko defoon xëy na dina nekk li xam ne mooy solution. yàlla baax na yàlla baax na. mais xëch ba tey ci biir Kër Massar fii nii. j'ai remarqué une petite chose. xam nga gendarmerie dañ fay taxaw pour aar ñu. bien sûr. ñoom. à la norme ci li nga xamante ne ñoom dañu koy tere ñoom tamit dañ ko war a appliquer. muy lan. j'ai bien vu du nettaliwuma man maa ko gisal sama bopp. dama dem hier marché doon xool nu mu tëddee foofu parce que dafa am lu ma doon lijjanti foofu noonu. maaleykum salaam soxna si nuyu nañ la. ñu ngi lay fay soxna si la jaar. waaw. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. yàlla na yàlla ziar. di rafetlu émission situation Covid 19. merci beaucoup. tur bi ak fooy wootee. Awa Diallo Kër Massar. Awa. ñu ngi lay ziar bu baax. yàlla na nga ziar. lu jaar ñu ngi lay suivre bu baax ndax yaa tax ñu xam Proxi TV. dëgg la. foo nekk rek ñu ngi lay seetaan di la suivre bu baax a baax di rafetlu émission bi bu wér. dëgg la. di ñaan yàlla mu musal ñu ci balaa bi musal ci mboolem jullit. allahumma amiin. waaw. dëgg la Awa loo ñu mën a wax ci os bi nga xam ne moo am tey. dégg ma bu baax. loolu nga ñu mën a wax ci os bi nga xam ne moo am tey parce que démb ñu ngi woon ci 2 cas mais tey jàll nañ ba 11 te am nañ benn communautaire. waaw di ñaan yàlla mu yem ci rek. di ñaan yàlla mu yem ci tey jël suñuy précaution. xam ne lii moom yàlla rek moo ci mën a musal nit. di ñaan yàlla mu musal ci mboolem jullit ñi mu dal mu saafara leen. ñi mu dalul mu musal leen kay jël précaution yi. dëgg la dañu tere ñu bàyyi ko lu ñu digle ñu def ko. dëgg la. waaw yal na yàlla dolli sutura bi. yow nga dëkk Kër Massar bokk ci ñi nga xam ne tey jii nii war nga mën a aar sa njaboot nan nga leen di aaree. waaw restez chez vous rek di raxasu ba set. surtout. restez chez vous raxasu ba mu set. tey julli di ñaan. di laapal xol yi. yàlla sàmm ñu daal sàmm njaboot gi yëpp. ba xale yi dematuñu di naani ataaya ak yooyu. xalaatuma ko. ba xale yi dematuñu di fooy ci mbedd mi rek tëju. tëju rek. tëju rek ah. ak kon baax na. tëju rek. waaw am na solo ñu ngi ziar xës bu baax tey ziar ñëpp rek. delloo ziar delloo ziar waaw jaajëf kontaan nañ ci yéen. ñoo la gën a kontaan merci beaucoup Awa. jaajëf merci beaucoup. bon ñu ngi jaajëfal Awa c'est ma grande sœur. ok c'est ma grande sœur taal bi nga xam ne taawee ko wul Diallo jéeri taalibe Cheikh bu mag bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. moom sa taalibe la taalibe Cheikh la. maa ngi nii. taalibe Cheikh la dëgg fa neex te agence la yow te yor na ay billets dalaa war a woo am nu mu def ak yow. macha allah après jox sama numéro. dama koy jox sa numéro lan laay def Awa ñu ngi lay jaajëfal bu baax Awa kontaan nañ sa participation am na solo parce que wax na aussi lu am solo. restez chez vous. noonu la koy defee Awa gis nga boo ñëwee këram. nii lay jël gel bi def la. si tu veux tu prends tu veux pas tu sors. je m'excuse tu sors amu ci caaxaan. ak ku mu mënti doon ka nga nekk ku mag wala ku ndaw boo ñëwee dala koy tàllalal. damaa dem démb benn kër fekk benn dispositif bu ma neex. dama ñëw fekk ñu installé ci buntu kër gi. avant ngaa dugg de. ñu tegal la foofu noonu savon ordinaire. tegal la fa benn genre robinet boo xam ne ndox bi day sotti ñoom ñoo ko defar. affaire bu grave defar ko ne tuyau bi génn. yow boo ñëwee da ngay tijji.
def daal di kii nii laxasu ba set. soo koy dugg. soog a fëgg laa la wax waxuma la dugg de soog a fëgg. ça veut dire que ñoom maanaam tey jii nii pare nañ ci côté yëpp. pour xeex li nga xam ne moom mooy feebar bi. et que je pense ñëpp bu ñu defoon noonu. dina am solo. bu ñu mënul di am gel fu ñu toll. dañuy raxas suñuy loxo. dëgg la wala ngeen def ni sama paa bi rek wut sa saabu dugal sa biir poche foo romb raxasu. mais garage bu kii bi bu Torino bi. dama romb sànq aussi gis naa leen ñoom aussi def nañ ko wut nañ benn semi barigo nii bu ndaw. teg foofu noonu omo ak affaire yooyu noonu. gars yi ku romb aussi raxasu ko à chauffeur yi ak clients yi am na solo. am na solo donc nañ ko bàyyi xel. ma ñëwaat ci fi ma nekkoon tuuti rek. mooy gendarme yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw fii nii di ñuy aar. dama remarqué démb kon dañoo def seen benn toog bu ndaw. teg seen ataaya di ataaya ci ñaari kaas loo xamante ni boobu ba léegi ñu ngi ciy wax ñu naa ñun waa situation Covid 19 chaque jour ñu ngi wax xale yu góor yi nañ bàyyi ataaya bi buñ ko mënta bàyyi nañu wut cash à jeter ku nekk ñu xel la mais ñaari kaas ñaata gendarme ñoo nekk ci kaw tali bi ñaata nit ñoo ko war a partager ak corona bi fi mu toll ci réew mi. ak ñaata personne la ñuy exposé wu ñoom. te respecté wuñu aussi 1 mètre yi. ñoom ñi taxaw ci tali bi respecté wuñu 1 mètre bi. c'est que nag man ñoom fii laa leen romb mais dañuy ñàngal rek moo tax. mais ñàngal d'empêche tamit xam nga li nga xamante ni moom moo ñu fi teg ñun. mooy dañuy sensibiliser. te dañ koy def te sensibiliser bi ñoom gendarme yi génnuñu ci. ñoom dañoo nekk fee di ñu aar ñun. ñu taxaw fii di leen waxal. mais ci aar boobu sax mën nañu loraale. parce que kenn ko ci am nga def tey benn affaire. moom mooy nekk nga xam ne moom mooy njëkk a jug ne da koy faj. ci faj googu noonu rek mën na toucher li sa kaw. comme mën na nekk en contact ak yow. te mën na la transmettre li nga xam ne moom mooy virus bi. donc sensibilisation bi bàyyiwul kenn. ba ci monsieur le président Macky Sall sax moom bokk na ci ñi nga xam ni dañuy prévenir maladie parce que moom njëkk na taxaw télé def li nga xam ne mooy raxasu dugal ko ci réseaux sociaux yëpp gars yi gis ko. sagam kooku moo koy def nag te nag ku ñëw pale ba boo toogee ne mu toog na de. 1 mètre nuyoo bi sax dalay may benn 2 mètres. kon ça veut dire que ni moom bokk na ci ñi nga xam ni mooy seen boss ñoom quoi. chef suprême des armées noonu lañ ko tuddee. donc bu fekkee ci moom la ñuy xool. pour man ñoom war nañoo nekk ñi nga xam ni ay exemple la ñu doon société bi pour man ñeneen ñoo ko waroon def ñu ñëw fekk leen foofu tas leen ne leen arrêté leen lii. mais man gis naa démb kuy jaay ndékk ci station bi. gaa yi ñëw toog nii wër ko pas station sax mais boo génnee station bi noonu. jëm si côté voilà bëgg ma def promo. boo ñëwee noonu. maa ngi gis gendarme mi ngi taxaw na le. gaa yi taxaw fii di ndékki benn gars sax moo jékki-jékki daanaka monsieur le gendarme doo wax ci lii nii xoolal ñuy toog fii nii dend. ma ni imaginez-vous ça. et le gars il est en train de voir tout ça mais il n'a même pas réagi. il n'a pas réagi comme tu l'as si bien dit et bizarrement dafa am lu gën a bizarre loolu noonu. mooy j'ai remarqué que ni buntu mairie. daam ñu falal di jaay. dispositif yi ñu jël fii nii ci station bi war nañ ko mën a jël ci buntu mairie bi démb gis naa ñaari table buntu mairie ba et franchement daf ma bett xaaruma ko woon. xaaruma ko woon parce que buntu mairie nga xamante ne moo ne ci biir mairie mooy sunu maire mooy sunu njiit ñun waa Kër Saar ñëpp. ñun mooy sunu kilifa parce que moom moo ñu jiite. dañ koy nangu ñun njabootam lañ comme que nag sa njaboot lañ dañ lay ñaan parce que mënuñu leneen lu dul ñaan. xëy na bàyyiwuñ ko xel aussi. waaw je pense que ni bàyyiwuñ ko xel parce que dimanche aussi la tombé. waaw loolu dimanche bi tamit xam naa ne moo tax gënuñu koo bàyyi xel. mais je pense bien que ni buñ ñu déggee à travers cette émission situation Covid 19 ñun ñi nga xam sensibilisation donc moo ñu tax a jóg wax leen li nga xam ne moo fi xew. dañ leen di ñaan tamit maire gaa buñ ñu déggee sax dinañu xaw a mere ñu ngi jégalu yaay booy mais lépp ci prévention yi la rek. dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen mucc ci li musiba bi nga xamante ni moo dal ci biir adduna bii nii. te corona bi nañ ko wax mag ñi la gën a sonal ak xale yi. mag ñi la gën a sonal waaw kon monsieur le maire loo ci mën rek nga def ko ba nga xamante ni liggéey bi dina gën a mucc aji ba raw ni nga ko jot a defee nii. voilà noonu lay demee xam naa incha allah. dama leen di jox li nga xam ni est-ce que tam doo ñu lire commentaire après ñu soog a ñëw ci conseil du jour. comme tu veux. acca. ok fii nii ñu ngi fi am Fatou Dieng. nee na bonne continuation. merci Fatou. Ndeye Seck nee na la jàmm macha allah yàlla na yàlla wéral baat bi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam na nga def. ñoo ngi fi. yaa ngi ci jàmm. jàmm rek. ana waa Kër Masar. ñoo ngi fi. yaa ngi ci jàmm rek. alhamdulilah yàlla na jàmm yàgg waay. sëñ bi xawal a yëkkati baal bi tuuti nga jox ñu tur bi ak adresse bi. maa ngi dëkk Ousseynou Diagne Plan Jaxaay. Ousseynou. Ousseynou Diagne. Ousseynou Diagne Jaxaay. Plan Jaxaay 11B. maa ngi ci jàmm rek. nan nga gisee situation aujourd'hui. waa émission bi neex na trop macha allah. merci. ñu ngi lay ñaanal yaa ngeen gudd fan ak wér rek. allahumma amiin. feebar moom dañuy wax xale kenn ku ne na nga mootu mais mag itam nañ mootu bu baax quoi. parce que ñu wax xale nañ toog seen kër mag yi dem di ñëw moom dañoo war a ñun tam ñu fagar bu baax ndax fagar moo gën a faju quoi. moo war a faju. waaw loolu de laa mën a wax ma wax leen ko di leen nuyu di leen sànni quoi. waaye yàlla fay ñëpp quoi.
dëgg la essence suñu borom donc moo mën a dimbale teguñu feebar mais du keneen quoi. dëgg la. ñun tam ne mën nañ góor encore bu baax a baax. ñu moytu feebar bi quoi parce que feebar dafa ne loo xam ne ça fait danger quoi. mais nañ ñaan yàlla Sénégal moom dañu war a ñaan yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin parce que ñun. ñun am na yeneen dëkk yoo amuñu ko quoi. dëgg la. kon sant yàlla bu baax quoi. dëgg la. yéen tam maa ngi leen ñaanal bu baax gudd fan ak wér yàlla faj seen aajo yëpp wax dégg nga. jërëjëf merci beaucoup Ami. jërëjëf merci. kontaan nañ ci yow jërëjëf. dana yëgal ci commentaire yi merci kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax Seynou Diagne. Seynou Diagne borom jaxaay jërëjëf. Mouhamed Lamine Thiouna wax leen ma guinéen bi fu mu nekk ma boole ko Mouhamed. nee na guinéen bi ngi wër Kër Massar. ambulant la prends juste tes précautions hein. guinéen bi ambulant la mi ngi wër Kër Massar. voilà boo demee aussi ndaytin aussi ndaytin 6. mu ngi naan kontaan naa ci yéen voilà ñoo la gën a kontaan bu baax a baax a baax. ak ñiy suivre ñëpp ñeneen ñëpp ku ci mel ni Ibnu Dieng ku ci mel ni Mambay Dieye ak voilà. Fatou Dieng ak Serigne Sow ok kontaan nañ ci yéen bu baax a baax. damay def li nga xam ne jox leen li nga xam ne moom mooy conseil du jour wala bokk jàngatu bés bi. wala jàngalewu bés bi. du bu baaxee nga jox ñu élément bi nga xam ne moo ñuy won nan la ñuy solee masque tey boobu laa leen indil nan la ñuy solee masque. dina am solo ñu dem te ñëw. jox ñu loolu Pour mettre un masque médical, commencez par vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou un gel antibactérien. Ensuite, sortez un masque neuf de son emballage et assurez-vous qu'il ne comporte aucun trou. Localisez le haut du masque qui est rigide, mais peut être modelé afin de s'adapter à votre nez. Le côté coloré du masque doit être à l'extérieur et le côté blanc contre votre visage. Ensuite, mettez le masque sur votre visage pour qu'il couvre votre nez et votre bouche. S'il comporte des boucles pour les oreilles de chaque côté, faites-les passer autour de vos oreilles pour le maintenir en place. S'il a des cordons, mettez les cordons supérieurs autour du haut de votre tête et faites un nœud pour les maintenir en place. Faites la même chose avec les cordons du bas et nouez-les sur votre nuque. Si le masque a des bandes, faites passer la bande supérieure autour du haut de votre tête, puis faites descendre la bande inférieure afin qu'elle repose sur votre nuque. Modelez le bord supérieur du masque pour l'adapter à votre nez et tirez sur la partie inférieure pour que votre nez et votre bouche soient couverts. Avant de retirer votre masque, lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel antibactérien. Ensuite, retirez le masque en commençant par les boucles des oreilles, les cordons ou les bandes. Évitez de toucher la partie frontale du masque car elle peut être contaminée. Enfin, jetez-le dans la poubelle et lavez-vous les mains une nouvelle fois. leer na. am na solo avant et après tout soin il faut se laver les mains. lavage simple des mains dafa nekk loo xam ni maanaam dafa war a nekk lu régulier ci nit ki. à tout moment nga koy mën di ko def. mais boo seetloo bu baax li mu lay jàngal mooy naanaam masque bi dafa am ñaari face bi nga xam ne moom mooy bu weex bi ak face bi nga xam ne moom mooy bu bleu bi. léegi boo dalee ci face bi nga xam ne mooy bu weex bi moom mooy dem sa bakkan bi. en face sa kanam bi. léegi bu bleu bi moom mooy nekk ci biti. mais boo balaa nga kaa takk déjà da nga rax sa loxo ba pare. ba mu set su boobaa di nga mën a natt fi nga xam ni mooy li mu lay wan noonu ci kaw fi nga mën a teg sa kaw bakkan bi. la partie rigide bi nga xam ne moom mooy tegu sa kaw bakkan pour mën kaa naj ba nga xam ne affaire bi du jug ci kaw. léegi nga jël bu fekkee ñaari ñuy lonk la da ngay taawi nii teg da koy lonk sa ginnaaw bakkan bi. bu fekkee bi nga xam ne dañ koy takk la. ñaari takk la yam bi nekk ci kaw fii ak bi nekk ci suuf. léegi bi nekk ci kaw da nga koy takk fii ci kaw beneen bi nga takk ko sous la nuque fii. après nga serré li nga xam ne moom mooy kiiwu bakkan bi pour affaire yi bañ a mën a ubbeeku. voilà bu fekkee yi nga xam ne aussi dañ koy wékk yi nga xam ne ñaar la. da ngay jàllale benn bi nga xam ne moo xam nga ñaar la. ñaari lonk voilà léegi bi nga xam dafay lonk benn bi day jaar ci kaw yam fii nii. beneen bi jaar wàcc ci suuf mais du jaar ci suufu nopp bi. toujours ci kaw nopp bi lay jaar toujours ci kaw nopp bi lay jaar du jaar suufu nopp bi. mais bu fekkee ay nëla yi ngay takk nag moom. dafay jaar ci suuf nopp bi voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu leen bëggoon jàngal tey jii nii ci port de masque voilà. am na ñoo xamante ni gis nga bu ñuy takk masque. bu amee ñaari élastique genre bii jaar ci kaw bii jaar ci suuf. benn bi rek la ñuy takk. waaw bàyyi benn bi lang. bàyyi benn bi di lang des fois da ngay gis koo xam bi ci suuf sax lay takk. jël beneen bi wàccee masque bi ba fii. tëj ci naan mu ngi protégé wu. waaw parce que loolu doy na waar de. li ma doon wax rek keroog maanaam li nga xam dalay aar. aarul sa bakkan kese. aarul sa gémmiñ kese. dafay aar sa bakkan ak sa gémmiñ parce que ñoom ñaar rek ñoo ci nekk ay porte d'entrée yoo xam ne amul porte.
maanaam bunt yoo xam ni kenn defu ci tëjukaay. surtout bakkan ñoom lu ñëw day jàll. voilà donc ñun ñoo war a mën a aar suñu bopp te def li nga xam ne mooy li gën mais li nga xam noonu xam naa ne ku seetaan ni dootu ko defat. espérons. parce que suba sax dinaa ko indiwaat pour ngeen gën ko maîtriser. mais bu fi indi buy dagg de. non boobu sànni naa fi indi buy dagg te aussi comme ni ko vidéo bi wanee balaa ngeen di takk masque da ngeen di raxas seeni loxo ba mu set comme ni ngeen ko gisee woon samedi passé ni ko xëch indee woon. raxas ko ba mu set ku amul saabu ak ndox nga jël gel bi frotter ci say loxo ba mu baax. ba mu leer na ni set na nga soogay jël masque bi. daal di koy takk. boo ko takkee nag ba durée bi jeex. boo ko summee tamit di ko sànni mbalit boo ginnaaw ba nga ko sànnee na nga raxasuwaat tamit ba set. parce que affaire bi day des ay microbe boo ko sànnee virus bi mën na ci des on ne sait jamais vaut mieux nga raxasaat say loxo ba mu set. baa nga jëlaat ci gel bi rek ni ko xëcc di defee. moo tax mooy li ma leen expliquer rek. gis nga sa loxo di dem sa kanam. nit ki mën na ko def. une heure de temps mën na ko def plus de 40 fois. loolu ay études ñoo ko wane étude scientifique. di laal sa kanam presque di nga ko def une heure de temps mën nga ko def 40 fois. léegi nag bu fekkee yow sa loxo dafa takk. nga ñëw da ngay takk sa masque. sa loxo bi est-ce que yorul woon virus bi. on ne sait pas. donc moo tax ñun la raxas sa loxo ba mu set. moo gën a wóor nga raxas ko ñëw téye masque bi nu mu la neexee nga takk ko parce que instant sa loxo set na. léegi nag moment bi nga xam takk nga ko dox nga plus de 3 heures de temps ci mbedd mi ñëwaat. peut-être virus bi takk na ci fi nga xam ne mooy rebord yi. mais yow nii wala mu takk ci masque bi. sa loxo aussi xëy na takk na parce que da ngaa génnoon bu fekkee da ngaa ñëw rek jël jàpp rek jël sànni maanaam yow yaa ngi jël microbe yi nekk yi nga xam ne say loxo la nekk ak yu nekk ci masque bi nga indi ko sa kanam yaay gën a exposé sa bopp te pourtant da nga doon protégé wu moo tax ñu la da ngay raxasoo ko mu set nga lonki benn lonki beneen wala nga tekki beneen bañ a sax laal fi nga xam ne moom mooy alentour protection bi nga jël dem sànni am na solo te bëgg nañ tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo jënd masque ci mbedd bi tëb rek dajanteeg jaaykatu masque mu jaayee la ko benn somme bala nga koy takk nga la waay toggal bay xaaral ba yegg sa kër raxasee la ko ba mu set nga soogay takk am na solo trop am na solo moo gën daal ñu jënd ko rek sur le coup ñu bëgg ko takk parce que fi ñu nekk dafa xaw bëri nit boobaa ngay gën a indi problème Salif Abou Diak nee na bien dit les gendarmes doivent aussi respecter les normes sanitaires non dinañ ko respecter incha allah naa ñu ngi ñuy seetaan dañu bàyyi xel ñu ngi seetaan xàmmee nañ ma nañu bàyyi xel xàmmee nañ la tamit parce que yaa leen yoole xàmmee nañ ma mais bu ma génnee nag bu leen ma doonaan dama bëgg juste que ne ñu jël précaution yi daal parce que moo gën ñun ñëpp ñu aarandoo suñu bopp li ngay def kay li ngay def fi ñu toll nii du sax seen avantage ñoom kese parce que ñoom ñoo ci gën a gagné mais ñun aussi dañ ciy gagné parce que ñun saa ñu dëngee ñoom ñoo ñu jubbanti dëgg la donc bu ñuy jubbanti aussi am na neen ñu def ak ñun soit dañuy wax ak ñun wala sax bu ñu ñeexee ñu jàpp ñu te jàpp boobu noonu rek wàll xaj na ci te ñoom ci ay camp lañ nekk camp yi boo dee xool bëri na ay gendarme yu fay nekk wala ay policiers wala genre yooyu noonu donc ñoom dañ fay dajaloo ñoom aussi su boobaa mën nañoo lorante te loolu la ñuy bañ te ñoom ñoo ñu war a aar bu ñu loroo ñun léegi kam moo ñuy aar te ngeen bàyyi toog bi di jug di taxaw lañ leen wax ci tali bi sama gendarme yi dee leen taxaw temps bi xojati nañu de xojati nañu kay xanaa nga ñu tàggatoo rek ba suba insha allah voilà xanaa ñu tàggatoo di wax ni que kontaan nañu vraiment ci ñi ngi doon seetaan ñëpp ñu jotoon nekk ci Facebook bi ñu doon commentaire ñi nga xam ne ñu ngi woon aussi jàkkaarloo seen télévision ñi jot a woote nag ñu jot a woote xam nga ne ñun amuñu seen fay parce que kii jël sa crédit comme ni ma la koy waxee tout le temps rek kii di wax kii di déglu mooy mbokkam dëgg la waaye man la jaa xam nga kuy sama mbokk nga xam ne moom may digal sama doom may ñëw di liggéey si muy kan sama yaay booy seek si ngi naar amoo ba ñu kaw yàpp ngay dundee maa ngi lay gërëm di la sant yàlla sa jàmm yàgg nuy wàll tamit ma xari ngom bu baax a baax parce que dañuy jàpp samay combat sant yàlla sama goro bu baax boobu macha allah moom sama yaay daal macha allah waaw ñu ngi jàpp ci combat bi bu jógee foofu ñuy tàggatoo di wax ne suba incha allah xëch dina fi ñëw indil leen li ngeen xamante ni mooy masque indil leen masque da ngeen koy mokkal de te xëch bu subaa dina indaale masque tissu bi waaw surtout masque tissu dina leen wan ni ñu koy takkee waaw bu ko defee nag ñu wax leen ba suba ak jàmm comme d'habitude rek ba tey Mama Fatou moo jaar ci vax bu rafet bii nii moo jaar tamit ci accessoire yi Mama Fatou ndaanaan la de Mama Fatou amul morom Mama Fatou amul morom dafa am goût parce que couleur yi la booleel tey jii nii boo dee xool yaa ngi mel ni Covid 19 bu ko waxati waaw ñaw bi moom bas ma fi jaar macha allah suñu tailleur boobu yàlla na ciseau bi gën di ñaw sa loxo bi tamit yàlla na ko yàlla wéral la merci beaucoup bas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lañ jox rendez-vous demain incha allah 11h midi ci seen situation Covid 19 et restez scotchés parce que yeneen programme yaa ngi ñëw Proxi moom di leen sensibiliser rek moo ko fi teg ba suba ak jàmm incha allah merci beaucoup